Toujours un immense plaisir, amis chers internautes de la TMS TV. Vous qui suivez l'émission Avis, ñu ngi leen di kontaane mbokk yi mbégteeg bànneex day nekk ci ñun saa suñu waree ñëw fii jàkkaarloog yéen ci émission bu mag bi qui dit l'émission Avis dit une émission de sociabilité, une émission qui témoigne pour sa société, une émission qui lutte contre les tares dans cette société. Donc mbokk yi Avis da doon émission boo xamante ni yaa ko moom maa ko moom ñoo ko moom nañ fi teew wax suñu xalaat tey nag duñ ci wét je dis c'est un grand plaisir aussi ñu koy dalalaat fii moom mooy Diop le philanthrope DJ Philan vraiment un étudiant ah moom tamit mu ngi bay ci waaram ci wàllu communication Diop nuyu nañ la. sama sàmbe mi maa ngi lay fay. mbaa mu ngi baax. waaw mi ngi mais toujours élégant sapeur ah Diop. c'est un DJ hein? Vraiment c'est ça il a de la classe hein? Bon man moom bon nee na man maay idolam mais moom tamit bon je l'estime vraiment Diop nuyoo ak waa Avis ak waa TMS TV. Ok merci beaucoup Samuel bi bon bonjour à très chers internautes je vous salue comme ni ma leen ko yàgg a wax rek je me présente on m'appelle DJ Philan la voix du peuple l'enfant chéri de Ndious de Mboulouk et de Pal comme ni ma koy yàgg a waxee saa su ne rek man maay xale bi ñetti dëkk yi am mbégte ak kontaante teewaat fii nga xamante ni moo di TMS TV comme ni mu ko waxee rek Avis seen émission la te Avis daf fi nekk pour askan wi nekk lu fi kenn yéen a ko moom yéenay borom kon maa ngi leen di nuyu di wax rek ngeen teewlu te ànd ak Avis di ngeen kontaan incha allah kon Samba. C'est parti encore Avis répond dignement au nom du peuple bee ko tax a jóg et aussi à chaque fois dañuy def benn rétrospection ci ñun c'est une sorte d'interrogation boo xamante ni moom la ñuy mener jëmale ko ci société bi et que actuellement la société sénégalaise est un peu marquée par une situation désastreuse hein, dans les milieux scolaires et que vraiment duñu bàyyi tamit mu jàll parce que metti na trop metti na vraiment et que bu ñu gisee suñu ay rakk nekk ci lycée yi nekk ci sem yi ah ñuy grève dina metti trop ku xam tamit élève wala xam étudiant xam ni jaar na ci élève ku xam ku nekk ci yenn bërëb yi xam ni jaar na ci élève donc élève nga woon avant ngay doon li nga doon ci seen jour grève yi dafa am ku ma woo apparemment dañoo waroon def devoir et que notre français mi baaxul je ne vais pas dévoiler son nom mu woo ma mu ne ma jaaji ma ne ko waaw mu ne ma ñun dañuy dund lu metti mu ngi seen école mu ngi trouvé au niveau de Kër Massar dafa am note 8 premier devoir en français mu bëgg a rattrapé wu boobu ba tey defaguñu devoir deuxième devoir et que loolu day metti élève seen grève yi nag dara waralu ko lu dul ñoom métit bi ñuy dund ci seen école yi maanaam seen ay heure de programme doyatul ni ñuy war a jàngeetuñ ko ah seen chronogramme aussi dañ respecté tuñ ko maanaam daal ñoom bu ñuy dund ci école bi seen devoir yeeg composition yeeg dañoo bëgg ñu respecté quantum horaire bi ñu jàng normal ba saa yi ñu waree def devoir ñu def ko bu ñu waree def composition ñu def ko ci jàmm parce que tamit élève mënul composer ci leçon boo xamante ni jàng ko mënul def devoir ci leçon boo xam ne jàng ko maîtriser wu ko et bu ñu waxee classe d'examen dañoo wax élève boo xamante ni dafa nekk ci classe bi dafay miin ay leçon wam dafa miin école aussi mais loolu yëpp bu amul duñ ko mën a évaluer mu génn ci jàmm ñaanaluñu leen ko aussi ñuy waxaat rek na ñëpp taxawaat serrer les mains ñu jox élèves yi lu ñu moom aussi am na élèves yoo xamante ni seen école yi amuñu environnement bu baax classe yi doyu table banc yi doyu benn classe dina am des centaines de personnes ah vraiment dañ koy naqaru te tamit dañuy déplorer loolu tamit Diop le philanthrope jamono ji élèves yi yëngu nañu de situation boobu noo ko gisee. Bon je pense que on n'a pas besoin de chercher de 12h à 14h parce que on va aller directement pointer le doigt aux responsables de cette situation bu ma nee responsable bi nag premièrement man
damay joxañ baaraam à l'État du Sénégal. Non, attends, Diop. Taï, je ne vais pas être le défenseur de l'État. Non, non. Mais j'avais entendu, Dame Mbodj avait prédit que État bu leen jox lu ñu moom ren jàng bi du normal. Man vraiment, sincèrement, je suis pas pour l'État. Non, non. Ànduma ak État, du ma mus a ànd ak ñoom. Du ma mus a ànd ak opposition parce que je suis apolitique. Mais gis nga dañoo toog si jamono doo xamante ni. Système scolaire bi wàllu domaine public bi maanaam état sax am na ci part de responsabilité mais ñi ci nekk professeurs yi ñoo war a xam ni seen ay doom ñoo ci ne ñuy sacrifier seen dund pour jox leen lu ñu am parce que tamit jàng moom mooy avenir u réew ëllëg. waaw wax nga ko sa biir wax nee nga professeurs yi dañu war sacrifier ndax seen doom ak seen rek ñoo nekk ci école bi. mais boo déggee ma ni état même professeur bi jàngale dafa sacrifier imagine toi que ki nga xamante ni mi ngi dëkk Dakar di jàngale ñu jël la yóbbu la ba Ndioub ngay fay loyer di fay courant di fay ndox di fay lekk di fay naan ba pare éloigné à sa famille mu sore famille 100%. léegi moom li mu xamante ni si la yaakaar da ngay gis enseignant boo xamante ni li ñu koy fay sax mënul faj soxlaam. mais day sacrifier xam ni moom moo opté pour jàngale moo opté pour soutenir ay rakkam moo opté pour soutenir ay doomam boo déggee man la état parce que dama topp état si parcours bi mu def si wàllum enseignement parce que 2012 Macky Sall était candidat élection présidentielle 2012 ku ne xam na ni 2012 tout le monde disait que l'année balance est inévitable 2012 da nga daan gis sax ay élèves yu génn di xotti seen cahier pour wan ni 2012 forcément année blanche day am ndaxte boobu gaa yaa ngi si 3e mandat wu Abdoulaye Wade mouvement yi judd nañu Wade fàtt na éducation mi ngi si 3e mandat am Sénégalais yi fàtt nañu éducation bi ñu ngi si mouvement Wade du valider candidature am Macky Sall durant ses campagnes mu ñëw taxaw ak askan wi ni incha allah man Macky Sall bis bu ma nekkee président de la République grève dootul am si éducation bi. Et il avait fait beaucoup de promesses. Voilà. Beaucoup de promesses. mu ñëw jàkkaarloog askan wi wax ko loolu durant ses campagnes ni dinaa leen sauver te grève dootu am promettre enseignants yi loo xamante ni loo xamante ni ñëpp dañuy naan alhamdulilah mais ñu gis Macky Sall élu en 2012 grève yi commencé répéter en 2017 ñëpp dañ ñu année blanche day am. 2017 bi gars yi di tal année di wax di grève enseignants yi grève Macky Sall tontuwu leen mi ngi woon ci wàllum député yi wàllum ministre yi si la nekkoon n'est-ce pas talul woon enseignants yi ba ñu demee ba Marème Faye première dame moom moo wax ba enseignants yi dellu si classe yi donc kon man damay wax ni góom bi nga xamante ni chaque année day ñëw ñu koy faj chaque année dañ koy gis président war na xam lu ko faj chaque année maanaam loo xamante ni répétitif lay doon loo gis loo xamante ni 2012 am na avant ngay nekk président nga teg sa bët def ay promesses 2017 mu amaat 2019 mu amaat mu ñëw tey ba 2022 mu amaat damay naan yow yaa ko bëggul saafara mais boo ko bëggoon saafara tey dina dañ ndaxte yow yaay président de la République mais nañu waxante dëgg ñun suñuy gouvernement respecté wuñu enseignement à 100% parce que yeneen yi ñuy def ampleur lu si mel ne politique locale yi ñu génn gis nga ampleur bi mu am xaalis bi ñu si def. xaalis bu bari yàq nañ. xaalis bu bare si campagne éducation bi suuxat nga bëgg ni yow da nga bëgg ni respecté nga li nga xamante ni moo di éducation man damay naan non avant tout xëy na daañu joxoñ baaraam quelques enseignants mais baa ñu joxoñ baaraam enseignants yi nañu wax ak li nga xamante ni mooy état du Sénégal ndaw yi li ñuy dund fi ñu toll metti na ndaw yi xool taw li ma si gën a metti ay xale yu ndaw ñooy génn di réclamer nous voulons étudier ñu leen di sànni ay xeer ñu leen di sànni ay lacrymogène ñu leen di bunn xatal di leen sonal bu xool depuis grève bi ba mu amee ba tey est-ce que dégg nga état bu Sénégal génn ngang si grève bi amul pourtant football bi bu jotee état day woo joueurs yëpp pale la leen di yóbbu def discours mais masuñu ni année scolaire mi ngi tijjeeku
ñi ngi wàcc di octobre état taxaw def discours souhaité enseignants yi bonne et heureuse année 2021 2022 wala mu souhaité que ñi nga xamante ni moo di élèves pour may leen doole pour may leen jox leen courage mais loolu bu amul kon ñun dañuy naan suñu état respecté wul enseignement. état respecté wul enseignement voilà loo gis ci àdduna rek tubaab day wax introduction et vraiment Diop vraiment je t'apprécie bien état ñu taxaw foofu et bu ñu nee état dañu naan une structure qui vise à la bienveillance d'une société état mooy ki nga xamante ñi nga xamante ne dañ leen fi teg pour ñu gérer réew mi bu ñu demee nag ba ñooñu tàggatuñu réew mi y'a problème mais professeur bi bu nekkee ci école publique bi joxul gëdd école publique bi donc yéen a ko waral parce que politique enseignant bi nga xamante ne moo ne ci kii bi domaine public bi boo ko joxee li mu moom jox ko ay chartam yi nga wax ak moom li nga sekk ak moom nga koy jox li mu war a def ci enseignement public bi dina ko def mais dafa metti maam njaboot nga jël ma yóbbu ma ba kiri koro ma bàyyi sama njaboot yépp fayoo ma nga ne nag dee du ma parce que am na ñoo xamante ni dañuy pointer le doigt enseignants yi nga xamante ni ñoo nekk ci domaine public bi parce que dañ naan waruñu dem domaine privé et man dama leen di encourager ci loolu dem leen ci domaine privé xarmat maa leen di encourager ci loolu parce que état bu nga jëlee xañ nga lu bari nga nangu sacrifier sa àdduna pour jàngal ay ndaw dem ba dëkk boo xamante ni gisoo kenn te jox la moom donc di nga sàkk di nga sàkk ay pexe am na yoo xamante ni dafa jot et chaque année ñu naan bonne et heureuse année loolu jariñu dara li ñuy wax nañ koy jëfee et sincèrement dañuy répété wu rek à chaque fois état man sincèrement bu ma sañoon problème la question d'état la dootul jubati ci gémmañu Sénégal parce que xam nga moo tax dañoo dépassé loolu à chaque fois état nañu jox enseignants yi li ñu moom jox leen li ñu moom ak li ñu yittewoo ñu jàngal élèves yi nu mu waree parce que élèves yi bu ñu grévé manqué respect wu emploi du temps yi la ak environnement bu baaxul donc loolu dina jóge ci professeurs yi mais bu jógee ci professeurs yi yéen tamit ñoom bu ñuy dund ci yéen la jóge respecté leen professeurs yi aussi dafa am loo xamante ni mooy la question des évaluations ñi nekk ci classe d'examen yi est-ce que yow waruñoo mën a alléger programme bi comme que vu que ni am na ay grève yu bari est-ce que gisoon dañoo war a alléger programme bi pour seen évaluation gën a réduire quoi. waaw boo gisee fële nga xamante ni fa laa jóge muy Paal semaine bee passé ñi ngi nekkoon ci grève ñoom dañu génnee école privée publique élémentaire yi yépp la ñu génnee parce que élèves yi terminale yi ñi ngi taxaw di réclamer ni depuis le début de l'année scolaire jusqu'à présent defuñu devoir anglais imagine-toi que élève bi war a defi ginnaaw suba examen baccalauréat boobu ba tey deful évaluation anglais kon jàpp naa ni kooku kaawam mi ngi critique donc système leen dina am pour l'instant nii dina metti parce que grève yi même bu ñu demee ba trouver terrain d'entente pour emploi du temps au terminal yi dina xaw metti parce que dina mujj foo xamante ni dañ leen di sol ay documents sans autant ñu jox leen explication nécessaire. surtout loolu surtout question boobu léegi professeurs yi dañuy barcler programme bi te loolu arrangé wu élèves yi aussi. parce que terminal yamuloo ki nekk seconde yamuloo ki nekk première parce que terminal forcément da ngay jeexal sa programme ndax jour bac bi xamoo ban matière ngay génn xamoo ban domaine ngay génn donc forcément da nga war a jeexal li nga xamante ni moo di sa programme. bu ñu demee ba dernier moment professeur bi gisul lu mu xam day dem photocopier leçon yëpp ñëw sol la ko léegi yow élève terminal bi dañ lay sacrifier foofu parce que boo demee doo xam looy jàng parce que du ñëpp ñoo yam xel am na ñoo xamante ne boo leen joxee polyco bu ñu yàggee mën nañ ko détailler am na ñoo xamante ne boo leen joxee polyco bu ñu yàggee dañuy réer donc foofu rek dama fi jaare wax enseignants yi ñi nga ak professeurs yi nga xam ne ñi ngi jàngal xale yi foofoot ñoom ñu jéem leen jàppale ci côté boobu ñu jéem leen jàppale bu baax ñu xaw fàtte état tuuti te xalaat ndaw yi ñu def ko malgré ñoom daal malgré ñoom jeex na ñu def ko malgré ñoom comme ni nga ko waxee ñu fàtte état te xalaat ndaw yi tuuti parce que ndaw yi bëgg nañ jàng parce que ñoom gëm nañu seen avenir jàng ci la bokk ndaxte ki génn naan ñu voulons étudier dañu bëgg jàng kooku xam nga ni bëgg na jàng
donc nag nañ leen jàppale à 100% di wax it nag ñiy dem ci privé bi wax nga ko sànq faaw ñu dem parce que ki war a dundal njaboot. société moo leen jeex na suñu jàngalee ba pare faaw ñu dem ci privé bi pour amaat fa dara parce que xëy na liñ leen di fay sax du leen jariñ dara man dama wax ni enseignant dañu ko war jox gëdd. vraiment parce que élection yi passé rek enseignants yi ñooy nekk ci bureau vote yi bu bac jotee enseignants yi ñooy corriger guddeeg bëccëg du ñu nelaw bàyyi seen famille ay jours ñu bàyyi seen famille. yow boo toogee fii di wax enseignant la. man su ma toogee fii di wax enseignant la. kon dañ leen war a delloo seen gëdd ñu jox leen gëdd mais bu nee prép ñi xamul opinion bi ñi xamul dëgg day commencé joxoñ baaraam enseignants yi te du ñoom parce que dafa am lu ñu moom nit ku nekk dafa am loo xamante sa àq la yaa ko moom kon nañ leen jox seen gëdd di wax rek nañu jéem a xool emploi du temps yi ñu jéem ko defar réduire ko ba bi nga xamante ni élèves yi daañu ñu dugalaat am na jour yoo xamante ni daanuñu ko jàng ñu fexe ba jël jour yooyu daal ci dugal ay cours bu ko defee élèves yi daal di am temps wu pour mën a def seen programme ni mu waree ba mën a jeex boo xamante ni bàyyi ñuy jàpp jour bac bi dina leen fekk ñu nekk ci révision incha allah loolu daal laay ñaan enseignants yi ñu bàyyi ci xel bu baax. aussi enseignants yi bu ñuy sacrifié wu mais gisoo ni élèves yi léegi tamit élèves yi nekk en classe d'examen dañoo xaw a maanaam élève bu njëkk ni mu daan nekk ci classe d'examen am charme bi am bravoure bi am aaru jàng bi ci classe d'examen est-ce que amul différence léegi. waaw foofu moom damay joxoñ baaraam parents yi ñoom laay wax. non mais pourquoi parents yi. pourquoi mais c'est l'élève qui est en classe non. pourquoi parents yi. parce que système éducatif bi au moins bu ma nee parents yi si côté bi nga posé question boobu mooy élève bi rigueur bi mu amoon ak dynamique bi mu amoon être brave bi mu amoon nekkatul à 100% si élèves yi nekk classe. lan moo waral loolu lu ko waral. parce que amatuñ temps ubbi kaye 100%. élève bi jël téléphone am. 24 heures sur 24 maa ngi si WhatsApp. 24 heures sur 24 maa ngi si TikTok. surtout ça Instagram Facebook. donc man damay sëpp sama kaye sax mais benn damay naan mais est-ce que groupe bi suñu groupe li ñuy waxtaane du ma raw. groupe bee ngi toj yow. xaaral ma dugg xool. ok am lu ma gis. groupe bee ngi toj ma jël sama kaye ranger ko ne donc kooku mënul jàng ni mu war a jànge am na élèves yoo xam bu ñu tijjee kaye dañuy dem école bu ñu jógee école fàtte nañu kaye imagine toi élève bi war a xëy 8 heures jàng di def classe terminale nga di connecté yow nga gis ko mu nekk en ligne ba 2 heures du matin léegi mu bëgg a yeewu jàng léegi élève boobu nan lay amee xam-xam. wala sax en classe étant en classe nga gis leen à 8 heures de cours ou 9 heures de cours ñuy connecté wu. man la fois passée am na koo xamante ni du ma préciser turam am na koo xamante ni prof bi dafa nangu téléphone am moment cours di def cours muy communiquer waxuma la WhatsApp di communiquer prof bi bett ko mu nangu téléphone man maa mujj obligé dem si prof bi wax ak moom jël téléphone bi ba pare jox prof bi numéro yaayam ni ko boo paree nga woo yaayam expliquer que cas bi ni mu demee donc élèves yi ñoom dañuy bàyyi seen loxo la majeure partie bàyyi nañ seen loxo maanaam si kanam tuuti fa ma dëkk maa ngi ko fay wax du ma ko nëbb mooy Grand Pal des fois damay toog xool jeunesse ba si yàgg ma ne si kanam tuuti est-ce que daañu am ay cadre ndaxte ndaw yi talatuñu jàng mbedd yi day fees guddi yu xooy day fees waxtaan wi day bare donc loolu bu amee rek tiitaange am na si wàllum jàng mi donc parents yi est-ce que duñu jëlaat xale yi ñu dugalaat leen si néeg yaraat leen jàngal leen àdduna xamal leen ni jàng mi buñ si tollee nañ ko def buñ ko weesoo wees nañ ko loolu daal lay waxaale rek parents yi ñu bàyyi si xel buñ ci tolloon nañ ko def te buñ ko weesoo nañu xool tamit lu ko gën jàng moom duñ ko ba ilaa yow mi diin man moom du ma bàyyi jàng mais nag Diop mais nag des fois boo ko defee jàngum géwël sama genre yi nga xamante ni TikTok bi day toj yow mu ne ko TikTok bi day toj mais tamit bon boo nekkee élève da ngay xam loo bëgg xam fi nga nekk jàng dafa fiir jàng moo doon loo xamante ni dafa fiir mënoo ko boole ak leneen donc chers élèves man su may xarit ngeen su may xarit ngeen su may ay gain ngeen maa ngi nuyu waale suma gouvernement scolaire bu nekk Kër Massar les académiciens aussi béggee naa leen yéen ñëpp kontaane naa leen di leen wax tamit ngeen jàng moom boo ci tolloo def ko boo ko weesoo ba ko ku weddi rek na ma laaj dafa am un jour parce que j'ai fait le baccalauréat 2 fois
mais souffrance bi ma dund ci deuxième fois may def baccalauréat musul am. Bon, j'étais un élève quoi assidu, je faisais tous mes possibles pour que ma am baccalauréat, mais jàng ba dee ñàkk bac dafa metti, waxuma la ak jàngoo te amoo bac dafa metti. Donc nañu jàng buñ ci toll nañ ko def, buñ ko weesoo nañ ko ba. Aussi benn aspect tamit dinañ ko waxtaanee, gisoo ni domaine privé ak domaine public léegi dañu leen gënalante daal. waaw dañ leen gënalante boo gisee bi kii bi amee bi grève bi amee ku ne xam na ni public bi mu génnee dafa génnee privé yi. privé yi ñu nekk ci tête bi ñu nekk ci kaw ñu ngi doon def ay discours naan public yi amuñu droit laal leen nañ leen bàyyi ñu jàng. parce que peut-être privé yi fa la doomu ministre ya ne. fa la doomu cadre ya ne. fa la doomu état ya ne. donc pied d'égalité bi du compter foofu. parce que ki jël jàpp na ni doomam bi muy fayal 200 000 wala 100 000 weeru dee jàpp na ni moo gën ki nga xamante ni day inscrire 15 000 année lëmm. donc foofu wàllum xeebaate daf fay am. parce que kooku jàpp na ni moom xaalis bi mu génnee rek jàpp na ni bokkul ak public. dana dem ba mujj ni dañu xeeb élèves yi nekk public bi. ndax neen ñu public seen jàng ni mu war demee demewu ko. loolu bu ñu demee ba ni public seen jàng ni mu war demee demewu ko. yàqu na. donc yàqu na. est-ce que duñu taxaw xool foofu ni lan moo waral privé bi ni public bi ni mu war demee demewu ko te lii privé bi di jàng lay public di jàng. bu bac amee lii public bi am moom lay jeex na même chose la donc lan moo tax ñu taxaw ni privé bi du moroomu public bi. loolu dañ ko war a poser waat question. maanaam xeebaate day dugg foofu. sa man bu ma dee si ministre la ma jël sama doom di ko fayal 200 000 fekk kee doomu baadoola comme man may jàng si public bi sama papa 15 000 yi baa mu koy am sax lu na lay daj. donc da ngay baisser sama niveau da ngay naan kii daal jàngam amul njariñ. te nag des fois nga gis ni ki nekk public bi bu génnee mooy gën a excellent que ki nekk privé. mais les grands cadres du Sénégal sont sortis dans les grandes écoles publiques. jeex na xoolal cadre yi fi nekk ñëpp ci école publique yi la ñu génnee donc école publique yi dañ leen joxaat seen gëdd jox leen wu ñu moom parce que tamit naa leen wax de gis nga capitalisme man je doute que mu mës a ñëwaat te ñaanuñu ko yàlla. Le Sénégal n'est pas un système capital mais it nuñ koy demee nii climat bi nu muy ñëwee nii ku nekk di jaay sa morom doole di jaay sa morom doole bu ñu attuwul dinañ fa àgg te ñaanuñu ko yàlla nañu joxaat école publique yi lu ñu moom. Diop xam naa ni c'est une dernière question lan ngay wax élèves yi wax ko parents d'élèves yi wax ko état wax ko tamit professeurs yi pour ñu gën a suqali suñu njàng. waaw si élèves yi laay njëkkee di leen wax ni comme ni ma koy waxee rek man xëy na am na ñoo xamante ni ñi ngi jàng ñoo ma mag am na ñoo xamante ni maa leen mag di wax élèves yi rek ngeen góorgóorlu ngeen joxaat jàng mi àqam. ngeen joxaat ka àqam da ngeen si toll def leen ko. ndax bu ngeen si weesoo bu jeexee rek jeex na. jàng leen. jàng leen jàng am na solo képp ku la ni jàng amul solo dalay nax. néew ma jàng mooy tax nga tekki. néew ma jàng mooy tax sa avenir li nga bëgg nga am ko. mais da nga si toll def ko soo ko weesoo weesu nga ko ndax tekki si suñu loxoy borom la ne. tekki suñu borom moo koy def mais li nga xamante ni moom nga opté pour def ko jox ko cër bi war. élèves yi maa ngi leen di conseil loolu di ko conseil bépp képp koo xamante ni élève nga si Sénégal rawatina fa nga xamante ni fa laa jóge muy élève fu Paal yi lycée Mame Rawane Ngom de Paal sem Mame Rawane Ngom de Paal maa ngi leen di ñaaxaat di leen ñaaxaat ngeen gën a góorgóorlu parce que ñun yéen la ñu am tabak bu amee lycée yépp la ñuy wax kii moo raw kee moo raw ñun ñaan nañu yàlla ëllëg comme ni lycée Rawane Ngom daan bokk si excellent lycée yi bëgg nañ cette année ci mu bokkaat si masu si génn nag waaye bëgg nañ mu gën si bokkaat kon élèves fu Paal yi maa ngi leen di ñaax ngeen gën a góorgóorlu di wax parents yi nañuy xool seen doom yi parce que des fois sa doom nekk si néeg moom kase tëdd nga yaakaar ne tëdd na fekk mi ngi si téléphone am ma ngay wax téléphone wala ma ngay WhatsApp parents yi des fois dee leen gëstu seen doom yi ay xaaju guddi di xool si yan situation lan ne su jaree nga nangu téléphone bi nangu ko bu vacances yi jeexee nga joxaat ko ndaxte tey sa doom buy jàng yow lay jàngal ak boppam ndaxte da nga investir si moom lu bare
investir nga si moom lu bare donc dee leen surveiller xale yi aussi ñu dellu joxaat enseignants yi gëdd te xam ne enseignants yi duñu moroom fii képp koo xamante ne taxaw nga di wax tey enseignant moo la formé donc enseignants yi ma dellu di leen ñaan état ngeen koy xaw fàtte benn instant tey jàppale ndaw yi nañ ko def malgré ñoom daal nañu sacrifié wu parce que tamit jeunesse bi ñun bu ñu baaxee rek ñoom la loolu yàlla moo leen ko defaral te yàlla na leen yàlla fay ci loolu ngeen di def Diop continue loolu rek lañ leen di ñaan ngeen jàppale ndaw yi des fois di fàtte état man moom du ma leen mas a sànni xeer parce que li ngeen ma jox bu ma leen ko doon fay àddunaay jeex rek mais du ma leen ko fay parce que ki la jàngal ba nga xam tuuti mënoo ko fay asma ki la jàngal ba nga am niveau yoo xamante ne àgg nga fa donc enseignants yi ngeen jàppale élèves yi te fàtte état di waxit gouvernement du Sénégal na gestu système éducatif bi système éducatif suuxat na si kanam tuuti niveau bii ñuy xeeb dootuñu ko am bu dee si moment si aman ñii lañuy continuer si kanam tuuti dootuñu ko am kon état du Sénégal ñi ngi lay ñaan nga gestu wàllum njàng mi ñi ngi lay ñaan nga jël sa loxo dugal ko si njàng mi ndax njàng mi am na problème am na jafe-jafe te yow nag lañ si yaakaar. Merci pour ces importantes propositions et je dis dañ koy wax bu ñu voiler la face di nax suñu bopp gis nga jàng léegi dafa yàqu parce que bu njëkk dafa amoon des associations parents d'élèves mais léegi bu amee sax lu ñu waroon defatuñ ko moo tax parents yi ni ñuy war a xamee seen doom yi duñ ko xamee école yi aussi nañu taxawaat ci loolu je dis aussi aux élèves jàng metti na dëgg la mais boo ci tollee rek lu mu metti def ko di waxaat professeurs yi dañ leen di sant di leen gërëm ñun duñu mus a toog di leen pointer le doigt parce que yéen la man je dis fii ku fi taxaw di wax rek ku fi baax la majeure partie yéen la boo jàngul tamit boo demee ba am di nga soxla enseignant bu nga jàngal donc dañ leen di sant di leen gërëm di remercier monsieur Ndiaye histoire géo monsieur Ba français suma professeur yëpp maa leen di nuyu monsieur Sarr depuis seen Kër Massar 2 di nuyu enseignant yëpp di waxaat état nañu jàppale la question que état dafa yàq man dama leen di ñaan mu jeex di am lu ma ci sànni suñu localité fee ñu dëkk muy Tivaouane Peulh di waxaat tamit nañ ñu jàppale parce que taliba demeewul noonu jàkka yo aussi demeewul noonu di woo bonne volonté yi ñu ànd ak association la bonté ñu ñëw jàppale jàkka yu fa ne bu ñu ko def parce que wayaanuñu kenn ñaanuñu kenn nit booy def te yàlla tax da nga koy def te yàlla tax jumaa yi ay néegu yàlla la jàkka yi néegu yàlla lañu fondation la bonté aussi dafay taxaw pour liggéey lu ñuy mel rek taxaw ci ku ci mën nag nañu ñëw ñu ànd ci ñu liggéey jàkka yooyu incha allahu rabbi di ñaanal Alaaji Thierno Moulay Sow di ko nuyu bu baax le khalife général des djinns di nuyu ñu nekkoon ci équipe technique bi Sadibou di nuyu Mamadou di bàyyi na Diop mu tàggatoo ak émission avis. Merci beaucoup Sambène bi di am kontaan di la remercier ci invitation bi di remercier waa technique bi ñi nga xamante ñoo jàpp ci liggéey ba mu yemb avis macha allah doon émission bu neex donc di remercier tous les membres de TMS TV ak ki nga xamante ne mooy borom kër gi di ko nuyu au passage di ko jox wàccuwaayam donc comme ni ma koy waxee rek du ma terminer te néew ma joxe ma ay remerciements à la population de Paal. di leen sant di leen gërëm c'est une fierté pour la population de Paal sincèrement. Paal fu ma dem rek moom laay tiitaroo Paal laa gëm. Paal laa juddoo mbaa defe naa Paal laa yaroo yow defe naa waaw léegi dañu waxtaan. mbaa kiiwoo ci kiiwu Paal kii Diop. kii Paal continue baax na. waaw Paal laa am moom laay tiitaroo moom laa bëgg Paal si sama xol lu ma amit dama koy jëlaat joxaat ko waa Paal rawatina waa Grand Paal waa Mbuluk waa Njuus du ma leen fàtte ndax dama bare cosaan nag donc waa Paal maa ngi leen sant di leen gërëm di wax seen doom la philanthrope mi ngi sàkku si yéen ñaan saa su ne rek ndax cofeel gi ma am si yéen xam naa ni moom ngeen am si man génn nañ si élection locale yi may profité rek yoroon naa benn communication la grande coalition wàllu Sénégal du ñàkk nag samay parole ma am ku ma touché damay profité di baalu àq toute la population de Paal di wax rek nit matul su ma juumee ngeen baal ma di jaare foofu di remercier ñi nga xamante ne ñooy sama ménagère du ma leen fàtte Seydina Issa Dieye idolo maa ngi lay sant di la gërëm sama ménagère
ki ma bëggal boppam taamul ma boppam fonk ma Seydina Amit Fall am ma fayam bëggal ma boppam taamul ma boppam fonk ma ak sama ménagère bu mag boobu nga xamante ni mooy di Ndeye Maga Sall mami maa ngi lay sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ñett ñi lépp lu ma def si àdduna dañ may topp di xool bu baaxee ñu woo ma ni ma baax na bu baaxul ñu woo ma xas ma ba ma ràpp tegaan ma si yoon kon am ma seen fay di sant di gërëm it samay booy ku si mel na Maajaw Thiaw ku si mel na Yadlo ku si mel na Doudou toute l'équipe Réveil Star seen groupe maa ngi leen di nuyu waa Hot Boy Gangs di nuyu toute la population de Grand Pal di nuyu sama leader Cheikh Abdou Karim Diop ndaanaan bi di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal fa mu bëgg àggale Pal yàlla nag fa yàlla àggale mu def ko di ñaanal aussi Moussa Mori Gueye mi nga xamante ni moo nekk actuel maire de Pal yàlla may ko mission bi mu jël yen bi woyof ba lépp lu mu bëgg yóbbu Pal moom it mu yóbbu ko fa di ñaanal axlu Pal merci beaucoup Sam. Merci, que la paix et la bonne gérance règnent au Sénégal di ñaanal ñëpp jàmm élèves yi seen situation yàlla na rek leewu ci jàmm di nuyu ñëpp di leen jox dig daje ba beneen fii la bu leen daw nee naa leen avis boo leen daw rek du daw te bu jeexee jeex na aca gaay